maa ngi lay nuyu bu baax mon frère Bara di nuyu téléspectateurs yi ñi nga xam ne ni ñoo ñuy seetaan ci Ngor Plus en direct ak ñi nga xam ne nii donc si réseau yi la ñuy seetaan di présenté wu rek maa ngi tudd Ndiame Diop nekk directeur général du centre hospitalier régional de Ziguinchor, en même temps coordonnateur des cadres républicains bu Yoff, nekk aussi conseiller municipal, nekk président Renaissance sportive de Yoff. yaakaar naa ne cër yooyu rek doy na pour justifier suñu taxawaay si dëkk bi, justifier aussi suñu position bi nga xam ne ni moom la ñuy jël si li nga xam ne ni moo xew si dëkk bi te ñu war ko waxtaane war si ku ne andi si sa xalaat, ku ne andi si sa grain de sel. waaw dañuy sant yàlla d'abord di gërëm suñu ñaari waajur ndax lépp loo gis ci àdduna ay waajur ñoo ko waral d'abord yàlla dogal loolu waaye ma si gërëm ki nga xam ne mooy suma mentor muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di gërëm aussi le président de la République son excellence le président Macky Sall mu nga xam ne nii moo am confiance ci man gannaaw ba ko Abdoulaye Diouf Sarr proposé sama nomination mu accepté ko di leen gërëm bu baax muy loo xam ne nii dama ko jël avec philosophie, avec beaucoup d'engagement, détermination, et mu nekk loo xam ne défi la ci man parce que hôpital Ziguinchor c'est pas n'importe quel hôpital. Ziguinchor aussi n'est pas n'importe quelle région. ñu war ci ñëw taxaw am ci taxawaay bu mat sëkk li nga xam ne nii moom la ñu wóoloo ba yóbbuñu fa ñu ñaan yàlla mu dimbali ñu ba bu ëllëgee ñu war a rendre compte ñu xam ne la nga xam ne ni moom lañ yaakaaroon ci ñun yàlla dimbali nañu ba ñu matal ko. loolu yàlla moo ko moom mbiru yàlla la yal na yàlla defal loolu mu lekk loo xam ne ni aussi Abdoulaye Diouf Sarr Yoff la ko defal, Ngor la ko defal, Wakaam la ko defal ndax nomination bépp boo xam ne nii dañ ko defal doomi askan wi maanaam doomu Lébu Ngor Wakaam Yoff bon dañuy jàpp ne ñëpp la ko defal. ñu siy gërëm bu baax son excellence le président Macky Sall di ñaan yàlla suñu nga xam ne ñooy suñuy weejur ak suñuy ndijaay ak suñuy bàyyi population bi di Ngor Wakaam Yoff ñu ñaanal ñu ba yàlla jàppale ñu ba loolu mission boobu ñu mën ko réussir. bon man nag yàlla daf ma bindee ma nekk nit koo xam ne nii du ma tiit ci dara parce que quand même nit boo demee nga dem jàngi ñuy jox ma hôpital bu mel ni hôpital Aristide Le Dantec ma nekk adjoint directeur bi nekk chef des services administratifs et financiers nekk fa pendant 3 ans def fa résultat aussi parce que quand même ku xamoon hôpital Dantec bu jëkkoon boo fa demee xam nga ne am na changement bu bëri te loolu man bokk naa ci staff bi nga xam ne nii donc ñoo dox loolu comme ni ma la ko waxee man du ma jamais ma tiit parce que damay jàpp ne fii yàlla rek moo fi nekk yàlla mooy dogal yenn yi ay compétence la ñun ñëpp ñoo ko am leneen li des mooy engagement rek ak détermination nit ki bu ko amee yàlla mën na koo jàppale mu def ma jàpp ne sacerdoce la défi la parce que quand même ñëpp gis nañ ne hôpital Ziguinchor balaa ñu ma fay nommer dañ fa jëlee benn directeur boo xam ne population bi dañ doon jokk mu nekk hôpital bu am solo régional bu am solo tey président am yaakaar ne man loolu war naa ko mën téyel mu jox ma ko loolu damay wax alhamdulilah rabbil alamin ànd si nag fulla ak fayda ak sumay mbokk ak suma xam-xam si barke suma sëriñ Babacar Sy yàlla dimbali ñu réussir mission boobu te am nañ ci yaakaar aw ma si sax doute, je n'ai aucun doute que incha allah mission bi ñu ma jox bu soobee yàlla bu ñu amee dimbalu suñu borom dinañu ko réussir bu soobee yàlla waaw moo tax amuñu si benn tiit. waaw xam nga ça fait 1 an même 1 an et plus mars dellu sewaat ba ñu ngi si mois de juin adduna bi yëpp mu ngi dund Covid donc mu nekk benn moment boo xam ne c'est un moment particulier si doxalinu àdduna surtout si santé
effectivement mu nekk moment bu difficile ñu li parce que difficulté bi aussi mu ngi lié à ce que hôpitaux yi li nga xam ne moom lañ mënatuñu ko woon moo tax boo gisee hôpitaux yu bëri dañoo am problème ci période boobu da ngay gis hôpital boo xam ne bu ma jëlee exemple hôpital Dantec dañ doon def ay recettes environ entre 10 ba 15 millions par jour mais Covid bi mu ñëwee doon nañ dem ba xam ne 1 million sax duñ ko am par jour xoolal loolu nga war a fay salaire nga war a fay fournisseur nga war a fay keneen loolu metti na mais quand même avec l'accompagnement du ministre de la santé et l'accompagnement de l'État suñu amee ay nit yoo xam ne am nañ engagement am ingéniosité am xam-xam am kii war nañ ci mën génn donc période bi difficile na mais awma ci doute xam naa ne incha allah lépp lu nga xam ne ni war na état bi dina ko ci def dina ci jàpp na ci taxaw ma jàpp ko ak ñi nga xam ne ni ñoom laa fa fekk muy personnel bi muy aussi sumay staff muy ñëpp ñi nga xam ne nii donc ñoom moom hôpital bi ak waa région bi aussi population bi parce que population bi la ñuy liggéeyal donc population bi personnel bi état bi jàppale ñu gëm nañ ne incha allah dinañ ko réussir donc amuñu si lu ñuy ragal amuñu si benn tiitaange am nañ si yaakaar bu baax a baax. loolu dafay wane yëg bi nga xam ne nii le président Macky Sall bi nga xam ne moo jiite suñu parti jiite suñu coalition Benno Bokk Yaakaar am na ko si Yoff am na ko si Ngor am na ko si Wakaam. monsieur le ministre de la santé et de l'action sociale su amee tey taxawaay ba nekk dans un gouvernement c'est parce que le président moo ko fa teg donc bon loolu dañ siy gërëm le président su jëlaatee beneen dombu tànk fekkaat doomu Yoff Ngor Wakaam par ailleurs cadre nekk coordonnateur mu jëlaat ko takkalaatal ko ndombu tànk loolu aussi dañ ko siy gërëm dafay wane que wax dëgg yàlla waa Yoff effectivement ak waa Ngor ak waa Wakaam chaque fois ñu ngi jéem a góorgóorlu saa yu élection amee ñu jox ko ay résultats yu am solo te loolu xam naa dinañ si ñëwaat saa yu aussi amee possibilité rek mu takkal ñu ndombal tànk loolu bon dañ koy delloowaat waa Yoff delloo ko Ngor ak Wakaam parce que quand même taxawaay bi ñu am si président Macky Sall moo tax chaque fois bu amee occasion mu di leen takkal ndombu tànk bon ndombal tànk bi ma takkal Yoff moo ko moom Ngor moo ko moom Wakaam moo ko moom. C'est important c'est le contexte même qui sied en fait dañu toll foo xam ne nit ñi ay ensemble ñoom àdduna ensemble yi ñooy doxal àdduna pour ne pas dire des lobbies mais c'est des ensembles ñun nag bu fekkee ne dañu bokk histoire dañu bokk maam dañuy séyante si suñu biir gannaaw maam gi ñu bokk territoire dama yaakaar ne période dafa jot pour que ñun ñëpp ñu booloo moo tax man bu may positionné wu du ma positionné woo rek comme Yoff damay positionné woo comme tànk parce que quand même loolu mooy li nga xam ne ni moo war te contexte bi loolu laaj sinon demain on sera maté parce que bëriwuñu te dañu nekk kii loolu je le dis pas pour maanaam comme j'ai l'habitude de dire c'est pas une question d'ethnicisme wala affaire ethnie wala affaire kii mais quand même àddina bi moo demee noonu ku nekk dafay organiser wu ku nekk dafay jàppoo ñi nga xam ne ñoo war a ànd ñu ànd pour taxaw jël position vraiment am noo xam ne moom lañ taxawee ba ëllëg la nga xam ne nii ñëpp ko bokk buñ ci am taxawaay di séddoo mais buñ ci am taxawaay ñoom seen doom am si taxawaay parce que un gouvernement c'est pas facile te ñun war nañ taxawaay boo xam ne chaque jour saa yu gouvernement amee si kantanu yàlla ñu am si ku ñu fa au moins représenté am ñeneen ñoo xam ne ay directeurs généraux la ñu nekk am ñu nekk ay députés am ñeneen ñoo xam ne yeneen position la ñoom pour taxawu askan wi parce que loolu dafa am solo. waaw mais effectivement loolu boo gisee dafa am ñaari taxawaay yoo xam ne wala ñett yoo xam ne moo maye loolu benn bi mooy suñu ay doom nag wax dëgg yàlla doomu Lebu contrairement ak bu njëkkoon bëri nañ ay cadre parce que dem nañ jàngi am nañ taxawaay te bu njëkkoon mën nañ wax ne Mamadou Diop rek moo daan def politique ñeneen ñëpp ànd si moom di ko jàppale
mais léegi ku nekk dafa jokk xam fu nga xam ne foofu nga xalaat ne foofa boo fa demee mën nga def politique te boo léegee bu ngeen yoree réew mi nga mën a jàpp si doxalinu réew mi waaye jàppale si doxalinu sa dëkk ak sa askan ñu ñëw taxaw am taxawaay boobu dem defi politique président Macky Sall nag mu am loo xam ne lu rëy lañ ko def parce que élection yi fi jaar yëpp depuis sa nomination boobu ba léegi chaque fois bu ñu defee élection dinañu ko jox résultat yoo xam ne ay résultats yu positif la bu ñu ko comparé ak yeneen commune Dakar yi yeneen côté yi mais aussi bu ñu ko comparé au niveau national loolu moo tax moom aussi loolu mu am ngor goo xam ne toujours bu organiser woo rek dinañu delloo njukkal may wax ne loolu aussi wax dëgg yàlla mérite la su ñun c'est vrai que président mu ngi ñuy fal mais tamit dañ ànd ak moom di def politique di ko jàppale di ko jox ay résultats mu nekk loo xam ne le mérite nous revient mais si mbaaxaayam tamit parce que nit aussi nomination confiance la avant tout ginnaaw ba ngeen bokkee la ngeen bokk ba pare mais confiance bi moo si gën a am solo donc moom confiance boobu noonu la am si ñun confiance boobu la am si askan wi su ma nee askan wi rek wax si ñun mooy waa tànk Ngor Wakaam Yoff parce que quand même position boobu laa amee position boobu laa gëm te position boobu laay taxawee. effectivement noonu la gannaaw ba nga xam ne aussi am nañ capacité yi sur le plan moral sur le plan technique et sur le plan intellectuel pour mën a taxawee loolu donc parce que jàngit yi nañ am nañ li nga xam ne ni moom naa ñaan background ba war a mën a ñëw taxaw compétir comme ñëpp donc gannaaw nag ñuy def politique ànd ak moom di ko jàppale mu delloo ñu njukkal boobu noonu. jàngat bi ma si am si ñaari mbir laa koy jàngate bi si njëkk mooy dafa am loo xam ne dafay ñëw waaw dafa nekk suñu kanam muy les élections locales mu am ñoo xam ne dañu taxawee benn boor am ñu taxaw beneen boor ñi nga xam ne nii ñoo taxaw si booru pouvoir ànd ak président Macky Sall di ko jàppale am ñeneen ñu nga xam ne ni dañu taxaw si beneen boor nekk dans l'opposition ñooñu nag tey poste yi nga xam ne nii moom lañ occupé ku si mel ni monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr mu occupé poste maire ña nga xam ne nii donc ñooy nekk si opposition situation ñëw malentendu ñëw jaxasoo ñëw seytaane ñëw ñu bëgg si profito andi leneen lu dul ak mbokk li tax ma wax loolu dama jàpp ne ñun li nga xam ne moom lañ xamoon ñun lébu gi suñuy maam xamoon ko suñuy pap xam ko ba mu ñëw ba su ñun mooy mën nañoo tojante ay bopp mais mu resté entre nous mais mbir mi nag boo ko xoolee dafay mel ni dafa am ñoo xam ne dañ si profito si wàllu politique pour génne mbir mi yóbbu ko faneen foo xam ne foofu yeggul foofu donc man jàngat boobu noonu laa si am. donc enjeu bi c'est un enjeu politique. gannaaw ba nga xam ne aussi seytaane ak incompréhension ak jaxasoo dugg na si suñu biir ba ka nga xam ne man xam naa ko lool muy nit ku baax muy ku bëgg askanam ku bëgg Ngor ku bëgg Wakaam ku bëgg Yoff wax joo xam ne dañ ko jël déformé ko jaxase ko dugal ci seytaane pour des questions purement politiques bëgg a changer loolu indi si beneen position jaxase boo xam ne moom ak njabootam moom ak population pour des positions politiques noonu laa ko jànge man te en réalité loolu la parce que ñi si ëpp si ñooñu nga xam ne bu ñu waxee rek dañuy wax joo xam ne waxu toj la wax joo xam ne wax ju yàq la wax joo xam ne ku ko dégg nag sa ay nopp te loolu jekkul si suñu diggante parce que ñoo bokk lépp ñoo bokk maam koo xas sa bopp ngay xas parce que boo demee bay taxaw di méngale nit ñi ay xaj ay côté ay affaire
mais man xamatuma fa la ñu nekk xamatuma si bënëb dëkk lañ nekk dafa mel ni kat ñun bokkatuñu dafa mel ni la ñu boole woon dafa dagg tey bon nag loolu li si ëpp enjeu politique la ak ñi nga xam ne ni dañuy manipuler la manipulation ils ont manipulé beaucoup de personnes qui n'ont rien compris mais alhamdoulilah je pense que les gens ont compris quand Abdoulaye Diouf Sarr a communiqué pour dire effectivement que moom lu mu am askanam moo ko gënal lu mu am te man loolu xam naa si dara je suis une personne boo xam ne aujourd'hui te Abdoulaye Diouf Sarr xam na ma démb xam na ma tey bu amoon beneen position boo xam ne position contraire intérêt Ngor la intérêt Wakaam intérêt Yoff man maay bokk suñu jëkk taxaw ne que ñoo bañ loolu du fi am ma xam bëgg-bëggam bi mu am ak fonk bi nga xam ne moom la fonk askanam fonk ko njabootam fonk ko ay mbokkam te lu mu am looloo ko gënal donc ma xam nit kooku ni mu mel ak li mu yéene tey ay nit bëgg a déformer wax ji bëgg ko kii ma ne vraiment moo tax ma jël rajo bi ne dinaa wax dinaa expliquer pour wax ne surtout suñu yaay ak suñu ay pap yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi mu dem ba ñu di leen koy wax joo xam ne ni dafay mel ni que tey jii Abdoulaye Diouf Sarr dafay liggéey boo xam ne contre askanam la te loolu lépp dara du ci dëgg ay nit ñoo instrumentaliser loolu ñoo ko taxawal ñoo ko wax ba mu mën a mel ni dëgg te dara du ci dëgg donc loolu moo tax tey ma ne naa leeral nit ñi xam suñu ay papa suñu yaay yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi xam jeunesse bi aussi comprendre quelle est la situation ñu taxaw ku ne nag mën a def politique ku ne fu ko neex mu ànd mais nañ ko def d'une manière vraiment saine boo xam ne duñ yàqante duñ saagante duñ tojante ay bopp duñ léwante parce que koo fi xas sa bopp nga xas koo toj sa bopp bëccëg bu guddee nga dem seeti ko parce que sa mbokk lay nekk sa mag sa cousin sa keneen loolu xajul si suñu diggante moo tax tey ma lancer un message pour ñu dellu sewaat xoolaat suñu bopp xoolaat lu bëri ñu xam ne monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lépp lu muy def lu muy wax wala lu muy jëf pour askanam moo tax mu koy jëf fonk askanam moo tax bëgg askanam moo tax mais du def dara loo xam ne ni tey dafay nekk contraire ak li askanam bëgg wax na ma ko nee na ma lu ma gis ci àdduna Yoff moo ma ko gënal et comme il a l'habitude de dire waaw j'aime Yoff d'un amour qui m'arrache les larmes et wallahi je le connais très bien xam naa ne loolu moo nekk ci moom et puis bu dul dara sax mais fu mu juddoo kenn mënu faa juddoo ba pare nekk leneen lu dul gor kenn mënu faa juddoo nekk leneen loo xam ne ni da ngay bëgg a Yoff parce que ñun nag wax dëgg yàlla ci dëkk bi lañ dëkk te xam nañ juddu yi bon nag Abdoulaye Sarr nit ku baax la nit ku bëgg a Yoff la nit ku fonk Yoff la ku bëgg a Ngor la ku bëgg a Wakaam la ku bëgg a askanam la te moo ko gënal lépp loo gis parce que loolu la ma wax nee na ma tefes ak Yoff moo ko gënal Champs-Élysées te loolu man gëm naa loolu comme ñun ñëpp nag bon nañ delloo si suñu xel ña nga xam ne dañu def politique nañ def politique autrement ñu ñëw taxaw ne kat ñun dañ bëgg place bi Abdoulaye Diouf Sarr nekk bu ëllëgee ngeen teg ñu fi am nañ si droit ku ne am na si droit mais nag loolu tax ngay sos ngeen baal max di jaxase di lëndëmal xel yi loolu rafetul te loolu baaxul si ñun ndax ëllëg moo tax suñuy doom suba dañuy màgg te war nañ leen fi bàyyi loo xam ne bu ëllëgee dina rafet si suñu der rafet si dëkk bi rafet si ñëpp. peut-être déggin bi la. waaw man damay jàpp ne déggin bi la soo demee à l'aéroport nga jël titre foncier yi yëpp ñu ne titre foncier numéro tant titre foncier numéro tant ñu wax la ne titre foncier tant kan moo ko moom wala turu kan moo si nekk titre foncier yi nekk si aéroport bi yëpp turu état moo si nekk waaw fii nekk nii bu fekkee ne kër gi titre foncier bi su suma tur la nekk man maa ko moom titre foncier bu nekk si turu état moom ko état nag ñun ñëpp ñoo ko bokk état ñun ñëpp ñoo ko bokk. effectivement loolu la waxee mu wax ne nag loo nga xam ne ni état moo ko moom si turu état la nekk ñun buñ ko bëggee dañuy dem wax ak état si njëkk ak teraanga nekk nag li nga xam ne ni yaa ko moom
wala sa tur la nekk c'est vrai que suñu ay maam ñoo ko séddee woon parce que de cause d'utilité publique la woon ñu def ko aéroport tey bu demee ba tey état gis ne déclassé na loolu aéroport bi dina fi jóge te war nañ kaa def ay dëkkuwaay mais c'est purement légitime pour que ñu taxaw ne nag état bi booy joxe bul fàtte suñuy doom wala joxal suñuy doom donc problème bi yëpp loolu la moom loolu la wax daf ne titre foncier bi surtout état la nekk bon bu ñuy wax ak état dañuy wax ci njëkk ak teraanga comme ni ñeneen ñëpp di waxee dem wax ak état expliquer ko wax que ne ko ñun suñuy doom kat xat nañ Ngor xat na Yoff xat na Wakaam xat na bon te bëgg nañ fii nga xam ne nii foofu la suñu maam sanc ñu dëkk fi parce que mënuñoo dem faneen ñu loolu ñu fexe ba bu ñuy joxee terrain ñu jox loolu c'est légitime Abdoulaye Diouf Sarr nag loolu la wax léegi nag naan moo amuñu fi daraax ay amuñu fi yooyu yëpp ay interprétation la mais li nga xam ne dafa nekk surtout état titre foncier numéro tant immatriculé au nom de l'état du Sénégal loolu c'est clair kenn mënu ko def dara tant que état du Sénégal joxu la ko et d'ailleurs pourquoi nous avons demandé à l'état du Sénégal lu tax demuñu rek morcelé taxaw pourquoi xam nga wax aussi dafay leer demuñu rek lu tax demuñu daaneel miir bi commencé morcelé man mii sama maam am na fa sama maam Madou Ndoye am na foofu mi nga xam ne Madou Ndoye moo jur Njere Ndoye mu jur Papa Diop mu jur man sama maam Njere dafa doon wax ne foofu sa maam dafa daan bay si biir piste bi dafa daan bay bon ñun am nañ fa keneen ak keneen am na fa mais dañ ko cédé woon au franc symbolique à l'état pour cause d'utilité publique état bi nag effectivement comme ni ma wax bu demee ba affaire ba changé ba mu koy jox mais mu fexe ba ñun ñu am si même bu kenn waxul ne nañu jox lépp mais bu ñu état jàppalee ba ñun ñu am si pour suñuy doom am fu ñu dëkk. Non man xam nga on n'a pas prêté le flanc au fait c'est que les gens ont été tellement agressifs et c'était tellement rapide que affaire bi xale jaxasoo à un certain moment parce que ab lébu moom boo ko waxee ne ko nee nañ fii nga xam ne nii fi lañ dëkk suñu maam sañcookoon non du gars yi waxewuñu ko sax noonu fii ngeen dëkk seen maam sañcoon ko dañ état bi da leen fii jëlee lañ waxuñu sax affaire aéroport bi dañ leen fii jëlee yóbbu leen fële xaw ma nuñ koy wax xaw ma si jas pour que ngeen xam nga loolu ku ko wax ab lébu atteindre nga ko alors que demeewul noonu ndax ñun fii lañ dëkk mais kan moo ñu fi moom mais fii ñoo fi moom si suñ suufi maam la ay titre foncier lañ fi am kan moo ñu fi mën a jële et puis pourquoi état bi di ñu fi jëlee ba aéroport bi di fi nekk jëlewuñu fi te aéroport bi xam nañ ni mu demee ba aéroport bi di fi nekk jëlewuñu fi waaw xanaa léegi nag du dem bañ fiy jëlee aéroport bi mu ne dañu fiy jëlee loolu man ta nekk c'est totalement faux les gens ont interprété les gens ont communiqué autrement bu nga xam ne dafa amoon lu nekk derrière la communication pour ñëw taxaw wax joo xam ne dañu jaxase xeli nit ñi moo tax tey man mi nga xam ne ni jegeñ naa Abdoulaye Diouf Sarr et je l'aurais fait malheureusement pour moi bi affaire bi di jóg dëggantaan dafa ma fekk ma nekk à Ziguinchor mais tey laa damay ñëw rek ñëw taxaw woote pour wax leeral nit ñi parce que nit ñi wax dëgg yàlla ngeen baal ma dofuñu ku leen wax luñ mën a dégg ñu xam ko te ñëw taxaw naan Yoff dañ leen fiy jëlee yóbbu leen jas waxu caaxaan la loolu mënta nekk te Abdoulaye Diouf Sarr waxul loolu défendre loolu donc problème bi kañ mooy dañu wax ne affaire u terrain yi te li nga xam ne nii moom lay amalgame boo xam ne gars yi ñoo ko créé aussi mooy dañu jàpp ne le fait que peut-être président de la République jox ñu Ngor Wakaam Yoff ku nekk 1000 parcelles yoo xam ne daf ñu ko jàppalee pour que ñu gën a yokku loolu daf ko def pour nax ñu récupérer terrain aéroport yi pour bañu si jox mais ça n'a rien à voir c'est-à-dire même man personnellement xam nga man moom wax dëgg yàlla Yoff lu mu bon bu ñuy woote cadre yi wala bu ñuy woote fu ñuy waxtaane mbir Yoff dinaa ko fekkee wax dëgg yàlla parce que je suis un acteur actif si lépp lu nga xam ne nii bi Yoff daf si nekk depuis que ma nekk jeune en commençant par
l'association des étudiants élèves ma nekk président bi zone 6 ma nekk président bi RS Yoff ma nekk président bi mairie ma nekk adjoint au maire donc lépp lu ñu def si Yoff ba ma nekkee xale ba léegi maa ngi si di doxal di doxal dëkk bi bon am naa si kàddu loolu nag moo tax tey ma taxaw pour leeral mbir mi ça n'a rien à voir c'est-à-dire les 1000 parcelles yi ñu may président baaxaayam ak xolam ak yéene bi mu yéene Ngor yéene ko Yoff yéene ko Wakaam moom la ñu ko mayee ba pare terewul on va continuer à demander à ce que bés buy joxe fii si aéroport bi mu joxaale ñu si aéroport bi bu ñu joxoon lépp aéroport bi bu ñu joxoon lépp sax du tax ñëpp am si aéroport bi aujourd'hui def nañ délibération wala conseil des ministres def nañ ko ñu décret ñu ne dafa am partie boo xam ne dañ koy def mu nekk poumon vert bu kii def ko benn jardin boo xam ne day am lépp parce que li ñu si séntu mooy Dakar amatul benn poumon vert parce que aéroport bi mu fi nekkee amoon na ay garab ay affaires yoo xam ne loolu si wàllu dundin dafa baax muy benn parc boo xam ne kii loolu def nañ ko ba pare loolu état bi décidé na ne am na partie boo xam ne dañ koy fexe ba ñi nga xam ne ni dañu bëgg a def ay immeubles yu mag ñu jox ko CDC pour que ñoom ñu xool nuñ koy joxe ñooñu ñu lii am na partie boo xam ne à usage d'habitation la partie boobu nag à usage d'habitation ñii ñu ngi wax ne joxe nañ si lii ñii ñooy joxe si lii mais lii wóor ba wóor mooy joxewuñu lépp bon kañ nag loolu ñun c'est purement légitime pour que ñun doomi Yoff ñun doomi Ngor doomi Wakaam ñu demander état ne loolu kat wax dëgg yàlla comme da ngeen koy jox leen ñu si du tere bu ñu si amee li ñu si am ba pare 1000 parcelles yi nga xam ne moom lañ ko may ñu dem jëli ko amul chance fii am chance de am fële parce que ñëpp mënuñoo am fépp buñ joxe woon fële 1000 parcelles joxe fii 1000 parcelles du tax waa Yoff yëpp am du tax waa Ngor yëpp am du tax waa Wakaam yëpp am mais incha allah bu ñu si joxee fii jox ñu fële dina lu am lu bëri loo xam ne dina si wàññi parce que ñun ñu ngi génn Kër Massar ñu ngi génn ba Mbijëm ñu ngi génn Kaayaar di fa dem di fa jënd ji ay kër ñaati Yoffaa ñoo dëkk fële mais pour ay Yoffaa lañ parce que fen soreetul fi ñu toll bon bu ñu mayee fii si Diass dañuy jël waaw mais waaw mu ngi noonu xam nga ñun ñu ngi liñ naan ñu ngi bañ ñoom ñuy rasu ñoom ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko gënoon a kii pour dire que ne loolu képp kuñ ko may mais bëgg na fa yow mii buñ la joxoon Diass wax dëgg yàlla nga dem tabax fa kër man mii buñ ma joxoon ma dem tabax fa ak keneen nga àdduna loo gis waxtaan da si baax man waxtaan boobu duma ko bañ duma ko daw mais des fois aussi dans le cadre de la gestion que ce soit l'État que ce soit au niveau décentralisé maire yi affaire Ngor ati fekk na terrain boo xam ne terrain boobu noonu municipalité bi moo si am droit mais dafa am ñu fa doon football mu ne terrain boobu dama koy jël am nu ma ko def booy taxaw nekk terrain bi doo ko fi jële parce que ñun fa la ñuy entraîner par ngoon mu dellu ginnaaw ñu waxtaan juboo donc àddina noonu la état tamit bu gisee terrain yi moom moo si am droit c'est titré au nom de l'état mu xalaat ne mu ngi ko siy def Ngor Wakaam Yoff ña nga xam ne nii xalaat nañ ne ñoom war nañ see mën a am ñëw taxaw poser problème bi kaas état ne ka kaay ñu waxtaan après ñu xool nu ñuy parce que jàmm moo gën aw ay te waxtaan fu mu am yàlla mën na faa def jàmm def fa sutura ba aw ay du fa am ndax aw ay xajul fen te ñun état xajul su ñun donc bon c'est vrai dinañ wax dinañ kii mais yàlla ñu yàlla musal si xeex ak état ndax kenn mënul xeex ak état la force publique kenn mënul xeex ak moom donc bon yàlla nañu yàlla musal si xeex ak état yàlla nañ yàlla def ba li nga xam ne moom lañ bëgg mu am si jàmm président aussi comprendre déglu lépp lu nga xam ne ni mën na koo def si mbir mi mu def ko ndax loolu mooy taxawaay Abdoulaye Diouf Sarr mooy suma taxawaay mooy ñun ñëpp suñu taxawaay mooy képp koo xam ne dafa bëgg jàmm te jàmm jooju si la lépp a xaj koo xam ne nii nag jaxase moo ko tax a jóg pour fexe ba nit ñi rebelle wu contre état bi rebelle wu contre Abdoulaye Diouf Sarr parce que dañ bëgg a maire bi ñooñu nag liñ bëgg du jàll parce que nit ñi léegi comprendre nañ les gens se sont levés
si benn instant parce que personne ne comprenait quand ils ont dit que Abdoulaye Diouf Sarr nee ne lébu yi temps kii wax nii les gens dañu dem taxaw mais bii mu expliqué te li ma expliqué aussi mu nekk loo xam ne gën na leeral mbiri yu yeggee si kër yi ñi dañ xam ne kat lii moo jaadu ndax taxaw naan Yoff Ngor Wakaam Yoff dañ leen di jële fi yooyu waxu caaxaan la loolu manta ne àddina bi foo gis waxtaan dafa baax foo gis communication dafa baax moo tax ma teg communication bi ku nekk ak canal ba nga koy jëlee tey bu ma waxee yaakaar naa Ngor dinañ ko dégg Wakaam dinañ ko dégg Yoff nañ ko dégg nit ñi dinañ ko mën a comprendre mooy wax ne collectif bi contre ma collectif mais am na si ñoo xam ne dañu utiliser collectif bi à des fins politiques dañu dugg ci collectif yi pour jaxase parce que ñooñu ay candidats lañ soit à Ngor soit à Wakaam wala Yoff place su Abdoulaye Diouf Sarr lañ bëgg wala ati wala place su keneen ñooñu nag ñoo nekk ci biir di wax waxin wala jëfin boo xam ne ni warul di jaxase xelu nit ñi ma di la wax ne ñun man personnellement maa jiite RS Yoff RS Yoff lan la du association est-ce que contacté nañu est-ce que lu tax ñëwuñu ci man koo fa dem dafa ne collectif bi c'est l'émanation de l'ensemble des associations du village est-ce que man RS Yoff bokk na ci zone 6 Abdou Naar mooy président bi est-ce que Abdou Naar bokk na ci Ngapparu boo demee am na association ASC bi ñun ñoo fa nekk ak ñeneen lu tax woowuñu ñu boo demee Ngor la même chose boo demee Wakaam la même chose collectif boobu noonu kan lañ représenté na ñëpp comprendre ne que Ngor nañ koy tegee nañ ko waxee ak nañ ko defee doxalewuñu ko noonu Yoff déedéet maay président RS Yoff kenn musuma woo réunion ne ma kaay dafa am lu ñuy kaas dafa am lu ñu bëgg dafa am lu ñu bëgg daje kaay bokk kenn musuma ko wax Abdou Naar mooy président zone 6 kenn mosu ko wax ñun ñoo nekk Ngapparu man ak ñoom Aline ci wax ñoom bàyyiwu seen noox ñoom Ibaam ak ñoom ñeneen ñoo nekk foofu kenn musuñu wax kaa leen bokk si li gisuñ ma suñu fa gis kenn ak feneen mën naa la wax association yu bëri yoo xam ne nii kii na mais bon nag ñooñu buñ jógee ne dañuy wax si turu Yoff dañuy wax si turu association yi mën na leen ñaati association ak ban association parce que Yoff am nañ ay ndey ji réew am nañ ay jaraaf am nañ ay kii yu bëri waaye nag am na kilifa ndax Yoff am na kilifa am na ñoo xam ne bu ñu waxee si turu Yoff ñëpp dinañ leen dégg bu ñu jógee si turu Yoff ñëpp nañ leen dégg bon nag bu fekkee ne dañuy wax dañuy kii ñooñu war na ñoo mën a wax si turu Yoff bon bu fekkee ne Njambi Diop dafa jóg ñëw ut ñaari nit wala ñetti nit am lu leen naxari contre Abdoulaye Diouf Sarr dem taxaw ne dañuy kaas si turu Yoff di wax si turu Yoff waaye loolu kenn xamul lan la ba mu am ñoo xam ne dañu dem xaw ma nu mu tudd Mame Matar Gueye il se permet même dem di def une déclaration di wax ne moom il va parler au nom de Yoff Ngor Wakaam nga xam ne bon yabaate am na Mame Matar Gueye mooy kan ba war a mën a wax si turu Yoff ñun amuñu ay doom amuñu ay cadre amuñu ñu mën a wax moom moo ñuy waxal moo tax nag yabaate mooy ñun bu ñu xuloo suñu biir bu ñu tojantee suñu bopp ñeneen ñu nga xam ne dañ jóge fële te bokkaax ñun seeni maam demoon ñu ñëw na ñoo ñuy waxal waaw loolu na nañ xoolaat suñu bopp te ñun na man nag du ma ko nangu personnellement du ma ko nangu xam nga mën a toogaat saytuwaan mbir mi mooy dañuy jël dëgg teg ko ci kanam jël safaan ba def ko ci gannaaw dëgg mooy ñu wax ñi li am ñu communiquer ci li nga xam ne mooy communiquer ba koy ñu bañ a waxal Abdoulaye Diouf Sarr lu mu waxul ñu xam ne Abdoulaye Diouf Sarr lay xeexu Yoff mooy xeexam lay xeexu Ngor mooy xeexam li waa Yoff di xeex àndul fenn lu dul population bi li ñu ànd parce que tey lu mu nekk population bi ñoo ko teg buñ ko tey ñëwee fal maire wala fal ko ministre wala leneen mu àndax Macky Sall population bi ñoo ko fa teg bon population boobu liñ bëgg moom la bëgg population boobu nag mooy Ngor mooy Fara Yoff mooy Jàmbur Yoff mooy Mag Yoff mooy Apexi mooy imam bi mooy
Renaissance de Yoff mooy zone 6 mooy jumaa ja li nga xam ne ni ay symbole la yu Yoff moom waaye association yu ndaw boo xam ne dañ kii association pour le développement de truc association pour le développement de truc ñu jël dajaloo booloo génn si Fara Yoff génn si Njàmbur Yoff génn si Mag Yoff génn si imam bi génn si Renaissance de Yoff génn si zone 6 génn si jumaa ja génn si lim ba pare nga bëgg a wax ne yow tu parles pour Yoff koy waxal sa bopp bu fekkoon da ngay wax sax la ngay wax dafay nekk lu tegu si dëgg ñu mën a wax mais si ay leneen la tegu ngeen baal max xam nga dëgg parfois aussi ku si nekk sa fi nga koy teg mooy ku nekk sa contexte dëgg la rek dëgg daal foo mën a dem yàlla moo ko moom ku lal xaq wala kaana moom nit moom mais qui détient le monopole de la vérité mais le monopole de la vérité nit ñi ñoo ko détenir c'est le bon sens xam nga Abdoulaye Diouf Sarr bu dul dara sax di dara à quelques mois des élections xanaa lu mu dof waa Yoff ñëpp duñ ne lii la mu ne lii la te waa Yoff tekk fa mu war a demaat si waa Yoff ne leen ne tegaal leen ma fi gannaaw ba mu liggéey bu mu ci ayib bon kañ nag nga xam ne Ablaye tamit wax dëgg yàlla yenn wax yi du ko yëkkati di ko wax si ay askanam waxu caaxaan la mais wax purement manipulation politique opposants yi rek ñooy dugg si affaire yi jaxasoo ak nit ñi new mën a ñëb la nag parce que xëy na am na ñoo xam ne ils sont de bonne foi te dañ leen kii man am naa si koo xam ne damay bañ a tudd turam keroog ba mu ñëwee rencontre Yoofu Demba ak tey ñu toog ak Ablaye Diouf Sarr mu wax Ablaye dégg moom mu wax Ablaye dégg ñu liwante ba gindi dafa dem génn wax si réseau yëpp ne leen ne li ma waxoon lépp waxatuma ko dama yaakaaroon ne mais tey lépp leer na si man li ñuy waxal Ablaye Diouf Sarr lépp dara du si dëgg te kooku c'est une personne influente damay bañ a tudd turam ñoom xam nañ ko bu baax a baax ak mu ne maa bokkoon si collectif bi bàyyi naa bés ni ki tey ndax lii ngeen ma waxoon ba ma nekk si di combat ak lii Ablaye Diouf Sarr wax te ku ko dégg xam ne lii mooy dëgg bokkul bon bàyyi naa. mais benn instant aussi pourquoi Ablaye Diouf Sarr mooy ministre pourquoi ba léegi nii mënul rencontrer le collectif de Yoff. mais rencontré na leen bien sûr j'étais là-bas rencontré na leen li mu leen waxoon bi mu nekkee si kiwam bi mu ñëwee fii moom la waxaat bi mu demaatee oo waa Yoff fii bi mu demee yëpp fu mu dem loolu la wax na ne leen terrain yi encore une fois de plus man leeral que ñëpp dégg que terrain yi si turu état la nekk te terrain bu nekk si turu nit wala si turu institution dañ ñaan institution ba moo ko moom léegi nag comme suñu maam yi ñoo ko joxe woon mu nekk pour cause d'utilité publique état bi bu demee ba di ko joxe c'est légitime ñun ñu ñëw taxaw pour laaj donc laaj boobu nag bu àndee ab yar ak teggin si jëf loo xam ne ni jëf ju rafet lay nekk dinaa si ànd ak yéen fépp fu ngeen mënula dugg ma dugal leen fa fépp fu ngeen fëgg ubbiwul ngeen jël ma utiliser ma comme caabi ubbi foofu pour intérêt Yoff pour intérêt population bi non déggoo li ma la wax collectif bi bu dee Ngor bu dee Yoff bu dee Wakaam ni nga koy waxee ak ni nga koy jëfee moo nekkul benn c'est-à-dire bu fekkee ne collectif bi dañ koy jog pour intérêt Yoff ñu dem di wax mais bu fekkee ne dañuy jog pour xeex doomu Yoff wala doomi Ngor doomi Wakaam loolu laneen lay nekk parce que au lieu que ñu dem wax ak président dañuy ñëw naan Ablaye Diouf Sarr nee ne mu mel ni léegi combat bi dañ koy changer au lieu que mu nekk combat pour dem uti ay terrain waaye combat pour daaneel Ablaye Diouf Sarr mu dem ba waa Wakaam di ñëw taxaw di demander la démission de Ablaye Diouf Sarr quelle honte pour un lébu waa Wakaam du man sax waa Wakaam dama ne la quelques jeunes de Wakaam ñoo xam ne nous les connaissons tous ñi si ëpp seen adduna bi yëpp ay suuf la y a même des repris de justice des gens yoo xam ne ils ont été condamnés parce que dañu am problème mu terrain fépp foo fekk mën naa la see limal ñetti nit boo fekk seetlul foo fekk ñuy waxu terrain Ngor Wakaam ñu nga fa tey ñoo Youssou Ndoye ànd démb ñoo jaraaf Youssou Ndoye ñoo doon xeex lépp lu ñu bëgg
fépp fu ñu amee ay terrain rek la ñuy lijjanti ñu ñëw taxaw na ñoom ñooy demander la démission Abdoulaye Diouf Sarr ab lébu bi muy baax bu ñu xuloowee suñu biir dinañ tojante ay bopp waaye duñ yàqante waaye ñoom buñ taxawee ñëw taxaw àdduna di leen dégg ñu naan na Abdoulaye Diouf Sarr démissionné te mu nekkal fi Ngor Wakaam Yoff muy cër boo xam ne président daf ñu ko cëral ndax jàppale bi ñu ko jàppale ñu ne ñoom ñooy demander pour teg fi kan loolu lu ko motiver nañ ko xoolaat nañ ko xoolaat bu baax suñu bopp man ak yow wax ñun ñëpp nañ xoolaat bu baax suñu bopp xool lu ñuy wax xuloo nag du ñàkk réeroo du ñàkk waaye xuloo réeroo su amee suñu biir nañu ko régler si suñu biir si njekk ak teraanga ñu xam ne suba ñooy ànd te la ñu boole kenn mënu kaa dagg deret la ñun ñëpp yow fi nga dëkk man mi Ngor xam nga ne falaa doon vacances kër Aram lu tax parce que papam sama jarbaatu maam Issa la ainsi de suite donc bon ñoo bokk lépp waa Wakaam nag du ma ne waa Wakaam sax mooy quelque ñi nga xam ne ni Wakaam et puis des gens yoo xam ne ni ku ñaan gaucher mais man toog naa ànd ak Ablaye yàggul ñu dem muy jàppale jàkk guy soor bu ñu tabaxaat mu ñëw taxaw jël position ne Ablaye maa la nekkal fii man maay wax pour que nga jël la mairie de Dakar di ko xalamal tey mu changé di demander lui-même la démission de Ablaye qu'est-ce qui a changé entre-temps posons-nous la question effectivement li nga wax dëgg la dama ne la ay mbokk lañ ñoo bokk lépp ñoo bokk maam ñoo bokk juddu. parce que tamit dëgg Abdoulaye Diouf Sarr bi passé ni wax na si cérémonie bi amoon Wakaam ne moom sax dafa mën naa falu sotti. waaw nday ji réew. bu paree si ministre bi nii day dem nekk ci frais. waaw wax na dëgg parce que frais âge la. boo demee Yoff donc man pour man kooku noonu mu ngi préparer relève. mais bu ma ne la ñun ñëpp laa fi gis dama ne la ñun ñëpp fi lañ dëkk. ku ne am na loo mën nekk fukki xeet la ak ñaar ñu ne fukki xeet ñoo fi nekk xeet bu ne am na looy falu boo ñëwee fii si Yoff man ab doroobe laa saltige laa war a falu te nag bu ma si tolloo kenn mënumaa teree falu saltige dama kaa falu man maa ko wax doroobe yi gën na ñoo am ab saltige si je pense xaw ma kan ma dundooy dina ko wax bu ma si tolloo dafa jotagul rek damay falu saltige fii Yoff par force dama koy falu man maay nekk deuxième saltige kii doroobe yi man maa ko wax naka ñëpp dégg dama koy falu par force fii si Yoff keneen ak keneen day falu dañuy nekk ay fara Yoff tey tamit nag Seyni Gueye dafay wax ne Yoff kaka sonalul ba ëllëgee ba ndombu tànk yi jotee nga ñëw taxaw naan dinaa xam ne ñun am nañ fulla mooy ba nga si tolloo yor sa doole yor sa xam-xam nga ñëw liggéeyal Yoff te nag ñun liggéeyal nañ Yoff man day personnellement liggéeyal naa Yoff noonu la c'est-à-dire xam nga boo bëggee ab dëkk nekk si dëkk toll sa dëkk ba lépp lu dëkk bi woote si taxawaay si jàppale si defar da nga siy ànd loolu rek moo ma tax a jóg moo tax man lépp lu dëkk bi yëkkati rek ma xalaat ne lii mën naa si taxaw ma taxaw si moo tax tey ma nekk conseil municipal moo tax tey ma nekk président RS Yoff moo tax démb ma nekkoon président association des étudiants moo tax démb ma nekkoon président zone 6 moo tax donc moo tax parce que dëkk bi rek moo ñu tax a jóg bon dëkk bi ku mu tax a jóg bu soobee yàlla bu ëllëgee dëkk bi dina la lépp loo dugg maanaam barkeb dëkk bi dina si ànd bon nag ñun ñëpp encore une fois de plus ñoo bokk lépp ñoo bokk dëkk bi te kenn mënu kaa séddoo kenn mënu séddoo dëkk bi de. mooy tey bu ma ay samay mbokk jàppale ma dem poser suma candidature pour nekk maire Ndakaaru léegi nag maire déedéet wax maire Yoff lay wax parce que xam nga ku laa ne naam ne fa foofu une liste proportionnelle moo fa am liste proportionnelle bi mooy ku nekk li mu am si globalement
si wàllu nombre de vote moom la ñuy calculer ñu ne kii ëppale moom mooy gagné maanaam tey Abdoulaye Diouf Sarr pour mu nekk maire yu Dakaaru foog mu gagné Yoff foog coalition bi mu nekk gagné Wakaam foog mu gagné Ngor foog mu gagné HLM foog mu gagné Médina foog mu gagné si 19 maanaam foog mu gagné nombre de communes yoo xam ne bu ñu additionné ñu ne ñii tant lañ am tant de voix ñii tant de voix ñoom seen coalition bi ñu bokk ëppale ay voix pour mu nekk maire Dakar bon nag balaa ngay wax Dakar wax Yoff balaa ne ngaan naam ne fa nit ñi duñ comprendre baara xam nga loolu la c'est-à-dire nit ñi duñ comprendre léegi nag comme la ngay wax mooy ña nga xam ne nii tey dañ bëgg poste boobu damay tudd tur ku mel ni Amadou Ba tey beaucoup de personnes yu nekk si tund bi di activé wu moo nekk seen gannaaw te maa la wax ne bés yi di ñëw nii waxuma la weer yi bés yi di ñëw lépp dina leer yi nga gis ay coalition yoo xam ne Amadou Ba la ñuy àndal maanaam ku jóge fële moo ñëw tey si ay mbokki Abdoulaye Diouf Sarr di instrumentaliser ñenn ñi pour contre Abdoulaye pour que candidature Dakar bañ a jàll wala ñu xeex ka parce que ku ñaan sa kër buy lakk doo di nga tal leneen lu dul kii loolu la rek c'est-à-dire moo tax may wax moo tax ma bëgg waa Yoff comprendre moo tax ma bëgg waa Ngor comprendre moo tax ma bëgg waa Wakaam comprendre nit ñi ëpp si ñi di wax comme ñooñu nekk Wakaam jaraaf Youssou Ndoye taxaw na si tali bi ne man entre Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba Abdoulaye Diouf Sarr laa àndal Amadou Ba laa àndal waaw ñii doon jog di wax ñooñu boo demee Wakaam ñoom waa kër Youssou Ndoye la bon nag même loolu mooy continuer maanaam xeex bi ñuy xeex Ablaye si biir mbokkam te ay nit di ko instrumentaliser ñooñu noonu loolu moo leen tax a jóg moom la ñuy def c'est-à-dire dafa am mot d'ordre boo xam ne moom la ñuy wax di ko def dem na ba si ku mel ni du jaajeekoo sañu ñëw taxaw mais di wax ju ñaaw ba ne Abdoulaye Diouf Sarr sax yàlla nañ ko gañe Yoff waaye loolu ñaaw na maanaam indi si boppam en parce que nee ne xaritu Amadou Ba la parce que Amadou Ba moo ko gënal Abdoulaye Diouf Sarr mi mbokkam léegi nag mu dem bay wax Abdoulaye Diouf Sarr bay ñaan yàlla nañ ko gañe ay waay waa Yoff déglu leen du jaan jekko nee ne yàlla nañ gañe Abdoulaye Diouf Sarr pour mu bañ a nekk maire Dakar parce que man Amadou Ba laa àndal à vous de juger. félicité ñëpp ñi nga xam ne nii ñoo si jàpp notamment waa Yoff ñëpp nag sans distinction mais dafa am ñoo xam ne dañ si am taxawaay bu am solo si ñu si am taxawaay bu am solo am na ñoo xam ne ñu ngi leen woowee les ambassadeurs de RS Yoff maa ngi profité si occasion bi di leen féliciter di seen taxawaay di féliciter les joueurs l'encadrement technique mais aussi di féliciter bu baax monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr bu résultat amee parce que aujourd'hui résultat bi mooy yàlla dimbali nañu ñu maintenir équipe bi et c'était très difficile parce que si biñ footballee premier tour 6 points la ñu am ñu dem ba 25 points mooy 19 points la ñu am ñu jël entraîneur bu bees yàlla dimbali ñu mais loolu dafa am ku ñu si jàppale sur le plan financier parce que dépensé nañ plus de 20 millions te 20 millions yi ñu dépassé déjà maire bi jox nañu 10 millions Abdoulaye Diouf Sarr jox ñu xaalis bu bëri ak keneen bon tamit wax dëgg yàlla nañu gërëm Abdoulaye Diouf Sarr ndax lu ñu man ak lu ñu doon man lii te buñ demee mënuñu am xaalis bu ñu organiser match mënuñu am xaalis buñ kiwee bon tamit duñu am dara donc bon wax dëgg yàlla nañ ko gërëmee Abdoulaye Diouf Sarr waaye gërëmake magi Yoff yëpp parce que bii mbir mi demee ba doy waar Yoff gépp lañ woo Yoff gépp ñoo si jàpp donc ñi nga xam ne nii ñëpp ñoo si jàpp ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di sant bu baax man en tant que président maa ngi gërëm ñëpp di leen taxaw di leen wax ne alhamdulilah rabbil alamin ñu fexe ba booloowaat boole lépp préparé déwén yàlla may ñu ndam match na comme ni ma ko waxee football moom wala sport bu résultat amee ku nekk day am nu mu ko interpréter waaye man mi nga xam ne may woon président équipe bi
te kenn gënuma sonn si équipe bi xam naa bu baax ni équipe bu doxe ba yegga fii te dinaa si dellu si waat wax ku ne la nga xam ne nii moom la si def remercier ku ne si li mu si def mais daal Abdoulaye Diouf Sarr gàcce ngalaama je peux dire que ne si on a maintenu l'équipe c'est en grande partie grâce à Abdoulaye Diouf Sarr. sama kàddu bu mujj mooy sant yàlla bu baax di gërëm waa Ngor di gërëm waa Yoff di gërëm waa Ngor plus parce que quand même directeur général suma xarit la Baara ñi nga xam ne ñoo si nekk techniciens yi ñëpp sumay xarit lañ parce que man moom nekk naa koo xam ne bu ma demee Ngor fa laa dëkk bu ma ñëwee Yoff fa laa dëkk Wakaam sax moo ma jaaxal donc mais diggante ñaari dëkk yooyu fa laa bokk di gërëm bu baax waa Yoff di leen wax ne Abdoulaye Diouf Sarr nañ ko jàppale bu baax a baax a baax parce que doomu Yoff la doomu Ngor la doomu Wakaam la te nit nag boo amee sa doom mu baax ba ñëpp di ko xëccoo da nga koy téye bu baax a baax ñu boot ko rogganti ko si c'est possible nañ ko jàppale